dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg ñun ci AGT News dal leen ak jàmm am nañ mbégte ak kontaante di waxtaanee li gën a fës ci réew mi nekk député yomb na lool ku nekk mën na koo doon waaye nekk député du peuple mooy lu jafe bu ñu nee député du peuple mooy koo xam ni bés bu yàlla sàkk mi ngi xool askan wi li ñu gën a yittewoo mu koy jël di ci waxtaan ak ñi ñuy woowee le pouvoir exécutif maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk nguur ngir ñu gën koo mën a améliorer askan wi mën cee gis seen bopp. député yi nga xam ne ñoo nekk ci Pastef les patriotes gis nañ ne bari na ci ñenn ci ñoom ñoo xam ne ci loolu la ñuy dox. Guy Marius Sagna kenn waxatul ay mbiram moom sax ñun la ñuy rakkantelee le député du peuple bi nga xam ne moo ko gën a taxawee moo ko gën a doon waaye Cheikh Bara Ndiaye borom def gis mi nga xam ne ràññee nañ ko lool ci ay intervention yu am solo yi ñuy faral di ko gis mu koy def ci Walf TV ak ci yeneen chaîne de télé yi moomee am na lu am solo lu mu defati loo xam ne ci askan wi la jëm ñeel njàng mi ak njàngale mi. cette fois-ci Cheikh Bara Ndiaye dafa dem ci li ñuy wax mbirum école privée yi seen frais d'inscription yi ak lépp loo xam ne dafa ñeel askanu Sénégal nañuy jëflante ak ñoom moom Cheikh Bara tey daf cee interpellé ki nga xam ni mooy président assemblée nationale jaarale ko ci question écrite ngir ñu waxtaan ci ak ki nga xam ni mooy le ministre de l'éducation nationale di Moustapha Mamba Guirassy ngir xam mbir yooyu naka la fa demee. mbirum école privée ci la Cheikh Bara Ndiaye di wax moo waral kuy xalam di ca jaayu faw ñu daal ci profito ñun itam waa AGT News wan leen lii nga xam ne ci ñun suñu groupe la bokk muy AGT School. AGT School ci AGT groupe service la bokk dañoo nekk di yëngu ci njàng meek njàngale mi am école privée boo xam ne ren jii lay doog a tàmbali. jubluwaay bi nag comme AGT News la mooy fexe ba dugal suñu loxo ci développement bu réewum Sénégal loolee moo waral képp koo xam ni gis nga sa bopp ci mbir mi ñu ngi lay woo à ce que nga ñëw accompagner ñu ngir ñu jàpp ci liggéey bi lay mën a gën a ñoŋal lépp lu ñeel njàng ak njàngale fii ci réewum Sénégal à travers lii nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk muy le projet bi war a mën a tax Sénégal jëm kanam projet bi war a mën a tax Sénégal kenn ku ci nekk ak ci domaine booy mënti yëngu nga daal di ciy gis sa bopp. loolee ma waral AGT groupe service mi ngi ci mbir yi ñu ngi ci AGT News ñu ngi itam ci AGT School comme ni ngeen koy gisee noonu képp koo xam ne rek bëgg nga jàpp ci mbir mu ni mel wala nga bëgg doon partenaire ci biir entreprise ñi nga lay woo à ce que nga ñëw ci bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd booloo liggéeyandoo suñu Sénégal. ñu dikkaat ci mbiri Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara lan la def dafa bind question écrite jagleel ko njàng meek njàngale mi comme ni ngeen ko waxee ñeel école privée yi. Cheikh Bara objet ba mooy question écrite relative à la part de frais de scolarité ñeel école privée yi dans le budget des ménages maanaam Cheikh Bara dafa ñëw di laaj école privée yi seen mbirum inscription yi naka lay demee ndax ñi ngi ciy sóor ñi nga xam ni ñoo di góorgóorlu yi ak yaay booy yi coono yi nga xam ni ñi ngi ko ci daal di daj. loolu ma waral moom Cheikh Bara Ndiaye mu bind kilifa gi waxtaan ak moom président bu assemblée nationale ngir lii nga xam ni moo ñeel njàng meek njàngale mi yan jéego lañ ci war a mën a teg ba ñu am lu leer ci li nga xam ne moo ñeel école privée yooyu lay seeni inscription naka lay demee ak itam seeni scolarité nan la fa daal di tëddee moom Cheikh Bara Ndiaye mu ne dafa gis yu bëree bëri yoo xam ne mi ngi xew ci société bi yoo xam ne war naa mën a tax ñu sóoraale góorgóorlu bi ak yaay booy yi ci loolee nga xam ne dafa ñeel njàng ak njàngalewu suñu ay doom yi di yeewoo ci réewum Sénégal moom Cheikh Bara nag dafa def ay considérants yu bëri maanaam ay mbir yoo xam ne da ko jël teg ko nekk base ci li waral question écrite am bii la ngir mu mën a am ay tontu yu jaar yoon par rapport ak li nga xam ni moom lay daal di sàkku. considérant bi nga xam ne njëkk na ko jël mooy daf ne considéré na ni acquisition du savoir et des connaissances dafa nekk loo xam ni dafa bokk ci processus de développement maanaam xam-xam dafa doon loo xam ne c'est incontournable ci am réew moo xam ne dafa bëgg a dem ci développement ci am réew moo xam ne dafa gën a bëgg jëm ca kanam moom Cheikh Bara Ndiaye yemul ci loolu dafa ñëw itam ci dépense de scolarité yi dafa am benn poids boo xam ne dafa dugg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy góorgóorlu yi te mu nekk lu diis lool ci ñoom waral mu ne considérant que les dépenses de scolarité sont aussi importantes que celles d'alimentation et de location loolu war nañ koo mën a seetaat ndax ni ñuy jëndee lu ñu lekk di fay location noonu la ñuy fayee njàng kon nag mbir mu am solo la mu ne considérant qu'il y a souvent
de grandes différences d'un établissement à un autre loolu itam war nañ ko mën a saytu ndax yenn école privée yi bokkuñu li nga xam ne ñoom la ñuy fay ñii dañuy inscrire mën nañ ne par exemple 10 000 ñii di inscrire 15 000 ñii 20 000 ñii 25 000 50 000 ainsi de suite maanaam daal dafa am différence bu yaatu lool ci diggante école yooyu nga xam ni ñoom la ñuy tuddee école privée Cheikh Bara noppeegul ma nga naan considérant que les pères de famille ont l'impression que chaque école privée fixe ses tarifs à sa convenance maanaam école privée bu ci nekk rek mel na ni na muy fixé la nga xam ne moom lañ koy fay wala moom la ñuy am comme droit d'inscription loolee da koy def ci anam bi nga xam ne moo ko neex moo ko soob moo ko arrangé loolu la Cheikh Bara teg comme beneen considérant mu ne considérant que le secteur ne semble pas bien être régulé bien être contrôlé par l'État car certains établissements dispensent des enseignements sans les habilitations nécessaires mu ne mel na ni sax état bi des na contrôle ci loolee nga xam ne dafa ñeel école privée yi ndax bëri na ci ñoo xam ne peut-être ñi ngi dispensé alors que lépp luy jumtukaay ya ca war amuñu ko wala boog sax yenn autorisation yi moom Cheikh Bara noppeegul ba tey ma nga naan considérant que certains fonctionnaires professeurs font plus d'heures dans les écoles privées que ceux publics nee na bëri na ci yenn fonctionnaires ñoo xam ne ay professeurs lañ di jàngale li ñuy passer du temps ci école privée yi moo ëpp fuuf li ñuy nekk ci école publique bi noppeegul ma nga naan considérant la centralité du capital humain dans tout processus de développement loolu itam dañ cee war a bàyyi xel nit ki niñ koy tàggatee former ko mu am capacité ak compétence yi ci war dafa bokk ci li nga xam ne day jëm ci développement ma waral mu ne enfin considérant que l'acquisition du savoir et des connaissances reste un intrant principal dans la création d'une masse critique de capital humain et de la même manière que l'État veille sur la régulation du marché des denrées alimentaires il doit aussi veiller impérativement avec plus d'attention sur la qualité et les coûts de l'offre de formation et de l'éducation maanaam ni état bi di xoolee di saytu bu baax a baax lépp loo xam ne dafa ñeel lekk ak naan li muy duggee ak seen ay njëg ni ñu koy contrôler noonu la état bi war di contrôler itam li nga xam ne dafa ñeel njàngameek njàngale mi ak coût yi nga xam ne askan wi dañ ko ci daal di supporter loolee ma waral moom Cheikh Bara Ndiaye mu ne pour ces motifs ci lay interpeller président de l'Assemblée nationale di sàkku ci ki nga xam ni mooy le ministre de l'éducation nationale di Moustapha Mamba Guirassy ngir mu am ay mbir yoo xam ne foofu ñu daal di ciy wax ba ci njëkk mu ne monsieur le ministre existe-t-il une réglementation qui définit les barèmes de frais de scolarité inscription trousseau cours normaux cours de renforcement cours particuliers et autres frais lépp loo xam ni dafa ñeel la ñuy fay pour dugg da nga xam ne moo ñeel mbirum trousseau ba da nga xam ne moo ñeel cours normaux yi maanaam cours yi ni ñu koy defee mu jaar yoon li ñeel itam cours de renforcement yi cours particuliers yi ak lépp luy ay frais rek ndax dafa am benn réglementation boo xam ne mooy définir lan lañ ca war a def ak lan lañ ca warul def la ñuy fay fan la war a toll ak fan la war a yem ndax boog am na ci loo xam ne moom lañ koy saytoo ngir xam élève bi lii la war a fay wala boog buy mënti fay ak lu mënti doona warul am benn prix boo xam ne da koy daal di dépasser Cheikh Bara Ndiaye noppeegul ca beneen ponk ba ma ngay laaj naan quelles sont les mesures de réglementation et de contrôle pour assurer des tarifs justes et équitables ndax am na ay jumtukaay yoo xam ne teg nañu ko ngir mën a ñoŋal njàngameek njàngale mi ba nga xam ne la ñuy fay dañ koy teg ci anam bu leer anam bu jub anam boo xam ne itam ñëpp dañ koy daal di tolloo ndax am na jumtukaay yuy mën a saytu lu ni mel ci li nga xam ne moo ñeel école privée yooyu la Cheikh Bara ca ñetteelu ponk ba ma nga naan ne pensez-vous pas que l'école publique subit un préjudice avec des enseignants qui servent plus à l'école privée envisagez-vous de prendre des mesures pour corriger ces anomalies Cheikh Bara nee na lii nga xam ni ay professeurs lañ wala sax ay enseignants en quelque sorte di passer plus de temps ci école privée yi que école publique yi ndax loolu yéen a ngi xool naka ngeen koy corriger naka ngeen koy soppiwee Cheikh Bara tamit mu ne ndax yéen a ngi xool yan mesure ngeen mën a jël maanaam yan jumtukaay ngir lu ni mel ngeen soppi ko ba nga xam ne lépp dafay tegu ci yoon dafay nekk ci itam ci anam bu jaar yoon loolee mooy li nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye moom la bëgg a xam à travers question écrite bi nga xam ne moom la def jagleel ko ministre de l'éducation nationale di Moustapha Mamba Guirassy jaarale ko ci président de l'Assemblée nationale mu di El Hadji Malick Ndiaye muy lu am solo saa su nekk dañ koy wax député da nga war a doon député du peuple waaye war a doon député tout simplement ngir nekk ca assemblée ba di tàccu président wala bokk lu mu indi rek nga votel ko au contraire da nga war di saytu li nga xam ne ay jafe-jafe askan wi la da nga war di xool di seetantal lépp loo xam ne leer na la ni lii askan wi buñ ci jubloo
mën na leen amal njëriñ, mën na indi benn coppite bu baax a baax ci li nga xam ni moo di seen dundin. Ndax kat dañuy wax naan yow yaa leen toogal ca péncum ndawi réew ma, kon nag toogaay boobu nga fay toog dafa war a am njëriñ. toogaay boobu dafa war a nekk loo xam ne itam ñoom dañ ci gis seen bopp. toogaay boobu dafa war a doon luy génnee ay résultats yu satisfaisant, te loolee moom la Cheikh Bara Ndiaye nekk di def jamono ji, comme ni ñuy gisee saa su nekk Guy Marius Sagna ak yeneen ay député nekk di ko def. lii mooy mbir mi gars yi. kon Cheikh Bara ñu ngi koy féliciter, di ko encourager, di ko wax ne mbir mi nii la. député da ngay teewal sa askan, député da ngay taxawal sa askan, défendre leen ba lépp loo xam ne rek lu ñu soxla la wala lu ñu yittewoo la nga taxaw ci. balaa sax ñu la ci interpeller yaa war di xool, di saytu, di seet ba ngay gis lépp loo xam ne war nañ koo mën a corriger nga daal ci interpeller ñi nga xam ne ñoo di le gouvernement. kon gars yi ñu ngi leen di gërëm, di leen jaajëfal, ñu jox leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat. jërë ngeen jëf. AGT News.